télévision Futurs Médias juróom-ñaari waxtu dem na ba teg fanweeri simili xibaaru ngoon gi li ci gën a fës di ni malaanal kirlaay moo Khalifa Sall commission ad hoc ba ñu taxawal ci assemblée nationale tey jii ci ngoon la ñu doon xaar ca Rëbës waaye mujj ñoo yegg si yooyee député avocat yi meru Ndakaaru ña nga fa woon ñoom nag la ñu bëggoon moo di rek huissier ñëw constaté ni boobee commission yegg siwul woon ñi jàppale it Khalifa Sall yooyee soxna ña nga woon ca béréb ya police mujj caa dugg ak ay grenade lacrymogène des na ci jokkoo ak Habib Faye ministre de l'intérieur ak waxtaan wi nga xamante ni kon sumb na ko coow li ci ñetti pôle yi loolee kon ñenn ñi jàpp ni war nañu koo tënk ci loolu war nañ koo gën a mën a yaatal chance yi waxtaan wu ni mel nag Momar Seyni Ndiaye gis ni faaw mu am feuille de route ku nekk xam fan nga jëm waaye it modérateur boo xamante ni farewut fenn neutre loolee dina tax yëf yi kon mujj sotti marché central bu Tëngéej commerçant yi ñoom mer ba fut la ñu daal di def assemblée générale ba ñu amaloon xamle nañu ni sax benn taxe dootuñu ko fay coow la nag ci marché boobee ñu ni dañu koy yeesal moo ko waral président la ñu bëgg mu ñëw kon arbitré ci boobee dossier 2018 car rapide waratul taxawaalu ci mbeddi Ndakaaru jëwriñ ji ñu dénk wàllu infrastructure moo ko xamle chauffeur si ak ñi yëngu ci wàllu transport addu ci wax ji teel na laataa ñu naan dañu leen fiy jëlee am na lu ca war a jiitu waa bi fay laaj na leen ko ca kanam tuuti des na ca dikk fonk yaa nga kon nis tuuti ñu yàggal ko. mbokk yi delloo rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias coow li ci commission bi nga xamante ni waroon naa tukkee ci assemblée dem fële ci Rëbës ngir may nopp Khalifa Ababacar Sall ci li ñu war a dindi am déet mbalaanal kirlaayam ngoonuk tey jii la ñu jàppoon boobee déplacement waaye mujjuta sotti avocat Khalifa Sall xam le ni du kenn ca commission ba ku fa ñëw huissier sax la ñu bëggoon mu ñëw constaté ko yëf yi nag mujjuta yomb Habib Faye ma nga fa woon Habib maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Ngoné. mu mel ni ab diir gannaaw ba ñu xaaree commission bi avocat yi ci déclaration la ñu mujjee. ci déclaration la ñu mujj gannaaw ba nga xamante ne te xaar nañ ba sonn ñi nga xamante ne ñoom ñooy commission ad hoc bi fas yéene woon ñëw ngir déglu Khalifa Ababacar Sall waxtaan ak moom ci li ñeel ñu yëkkati lii di malaanu kirlaayam waaye loole mujjul antu ndaxte ñoom avocat yay layal Khalifa Ababacar Sall ka leen représenté tey di maître El Mamadou Ndiaye moom ci boppam it addu jëmale ak ñii di taskatu xibaar yi te ay kàddoom gis na ni ñi nga xamante ne ñooy commission ad hoc bi mujj ñu fa ñëw te itam ci ñoom am na la nga xamante ne metti na leen muy gisuñu benn yoon huissier de justice boo xam ne mën na ñëw rek ngir mën a saytu bile mbir waaye ñoom it loolee doon na loo xamante ni nakarlu nañu ko bu baax a baax ndax ba midi ba 18h ñoom ñi ngi fa toog di xaar waaye France daanaka dem gisuñu la nga xamante ne te moo di commission ad hoc bi te bu ñu sukkandiku tamit ci yenn ci ay xibaar commission ad hoc googee ñi ngi woon ca pencum ndawum réew ma ngir rek waxtaanee li ñeel waa mbirum Khalifa Ababacar Sall waaye mujj ñoo teew ca prison boobee nga xamante ni te mooy ca Rëbës ci Rëbës googee tamit buñ ca descendee ba léegi soxna Ngoné jàppal ne ay ndaw ñu dut les femmes xalifis ñoom ñëwoon nañu rek ngir manifester seen i naqar te it jàppale kii di Khalifa Sall ñoom taskatu ñi nga xamante ni ñooy force de l'ordre yi muy policiers yi ñoom ci seen bopp ñoom ñoo leen mujjee dàq foofu ak i gaz lacrymogène ba tax na ñoom dañu mujjee daw taxawaalu wuñu foofu gannaaw ba ñu njëkkee ca pencum ndawum réew ma ñoom ñoo ñëw ci Rëbës sax la ñu mujjee dem Rëbës googee lañ leen mujjee dàq ba jamono ji jàppal ni lu toll fukk ci ñoom ñu ngi ci loxoy yoon. mi ngi noonu Habib Faye ñu koy gërëm bu baax image yooyu ngeen gis kon sànq la woon ci Rëbës Habib kon yónnee ñu ko ni mu ko waxee mujjuta sotti commission ba mujj ñu foo yegg si police nag mujj tasaare ndaje ma nga xamante ni jigéen ñi faral Khalifa Sall doon nañ ko amal beneen dossier ci wàllu yoon Cheikh Tidiane Gadio ak yoonu ko France maître Baba Diop xam le ni disposition pénale yu kon Amérique booy xool sax ci yenn ponk yi moom moo gën a woyof yu Sénégal ci li loolee nag war nañu koo teggi loxo moom Cheikh Tidiane Gadio altine la ñu ca wax gannaaw caution maître Baba Diop indi ci leeral. dayo bi muy am fii dana rëy tolloog ki mu fi doonoon waaye bu ñu fàtte ne mbir mi États-Unis la xewee te États-Unis kañuy topp muy Cheikh Tidiane Gadio topp ñu ministre sénégalais bi ñoom dañuy topp Cheikh Tidiane Gadio mi nga xam ne citoyen américain la ndax bu ñu fàtte ne Cheikh Tidiane Gadio américain la ak sénégalais. donc ñoom kañuy topp du sénégalais bi ministre bi déedéet ñoom kañuy topp mooy citoyen américain bi ba pare
utiliser xaalis boo xamante ne xaalisu Amérique la maanaam ci franc ci dollar américain la. suñu réew suñu yoon dafa wute ak yoonu Amérique ci lu bari yoonu Amérique da ngay faral ñi dégg ñu naan ci common law la jógee ñoom nag seen yoon daan yi métti na dëgg la waaye ñoom li leen gën a yitteel souvent mooy àq ak yelleefu nit ñi aussi dañ koy sàmm bu baax a baax ba tax na ñoom jiitaluñu kaso ñoom xam nga Sénégal dañoo jiital kaso mais Amérique jiitaluñu kaso ndax li koy firndeel mooy lu mbir mi rëy tuuma bi lu mu rëy ñoom mën nañ laa nangul nga joxe xaalis ñu bàyyi la nga dem ñu continuer seen atte ba bés bi nga xamante ne ni seen li ñuy wër wala li ñuy soytu ba bés bi ñu la war a atte nga ñëw ñu atte la donc looloo tax seen système ak suñu système wute mais Amérique nag ñoom lu ñaaw teef rëy mën nañ laa nangul juge fixé benn caution ne la fay ko ñu bàyyi la nga am sa jàmm nga dem sa yoon le temps dossier bi di continuer yoonam ba bés bi ñu la war a atte ñu atte la. Maître Baba Diop ak Aminata Mbaré Sow ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ak diisoo bi nga xamante ne sumb na ko ak kuje gi ak ñetti pôle yi mu bëggoon kon ñu tënk ko ci mu di ñuy fare ak nguur gi ñu féete ak opposition bi ak it beneen groupe boobee ñu naan noonu la ñuy proposition boobee ñenn ña ca d'accord woon xam leen ni du woon ñett pôle waaye ñeent lañu ko waroon a def Fatou Bintou Konté ak Mohamed Dieng am ñu ci gisee la. ministre bi nga xam ne moom moo yor kaaraange réew mi di Aly Ngouille Ndiaye dafa ne opposition bi ñu taxawal li nga xam ne moom moo di ñetti pàcc ci biir waxtaan bi gën a mun a yomb ñetti pàcc yooyu ñi ci bokk moo di ñi nga xam ne ñoo bokk ci mouvance présidentielle ñi nga xam ne ci kujje gi la ñu bokk ak beneen pôle boo xam ne ñoom la ñuy wax les non alignés. Ousmane Faye bokk ci coalition Wattu Sénégal moom jàpp ne loolu du ko nangu maire bu futt la ci def sax ban ko waxee. ñun ay parti légalement constitué lañ au temps de Abdoulaye Wade daan nañ fi gis ay 7-8 pôle du dara lu dul ñun 290 et quelques presque ñu ngi naan 300 parti lañ ñu xool parti yi nga xamante ne ñoo bokk gis-gis ci processus électoral bi ñooñu ñoo war a ànd dajaloo mais pourquoi am nga war a ñëw rek jël nit ñi tënk leen ci ñetti pôle waaye ñuy fan ak Macky Sall nañ jëm man ci opposition bi laa bokk ànduma ak Macky Sall mais opposition boobu ma nekkal ni ñuy gisee ak ni may gisee du benn ñëpp xam nañ samay divergence kon am naa droit ak ñama àndal ñu taxaw ni ñu nit am notre point de vue créer un pôle 4e pôle qui s'appelle le pôle des partis indépendants. moom coordonnateur pôle parti indépendant yi di xamle 4e pôle dafa mës a am fii ci Sénégal ci jamonoy Wade 7 ba 8 pôle sax amoon na fi ba tax ni muy ñaawlu réaction ministre bi di Aly Ngouille Ndiaye. amul kenn ku mën a tax pôle bi du am na te dina exister avec. muy Aly Ngouille Ndiaye ak Macky Sall ku mënti doon c'est des partis légalement constitués ñoo taxaw dajaloo ut seen pôle def ko bu ñu invité li am solo nag mooy à chaque fois que de besoin pôle bi moom li ñu xalaat rëy na Sénégal yëpp dinañ ko xam. li ci am ba am ñoom jàpp nañu ni ñoom parti indépendant yooyu faaw ñu toogaat xoolaat seen position balaa ñu delluwaat ca ajuma ji ca dialogue bii ñu xool ndax dinañ jëm ci ndaje moomu vendredi. comme moom décidé na ni nee na bu changé wul amuñu yeneen information ñun dinañ dajaloo xool ndax nécessité wu dem foofu am na wala dañuy dem topp ne boycotté wàcc kook ay assisam yoo xamante ni du mujj fenn parce que il a raté le départ. Serigne Mbacké Ndiaye nga xam ne jotoon naa assisté ci dialogue politique bi moom muy xam ne création pôle amu ci benn njëriñ li solo daal mooy dialogue bi na nekk loo xam ne lu dëggu la. ñetti le groupe des indépendants donc encore une fois vraiment question de pôle warul nekk lu ñu tardeel li am solo mooy bëgg nañu waxtaan war nañu waxtaan nañ toog waxtaan. ay parti politique yu bari ëpp nañu téeméer wuy juwoon nañu ki nga xam ne moo di ministre de l'intérieur di Aly Ngouille Ndiaye ba tax ni sax ñu taxawalaat beneen bés mu di ajuma ngir yeggali bi lee liggéey. ci coow loolee ci wàllu pôle yi lan mooy ëllëgu kon bi waxtaan ndax mënees nañ caa séntu ndamam déet Momar Seyni Ndiaye moom la moo jàpp moo di faaw moom feuille de route waaye it modérateur boo xamante ni du fare fenn Abdou Ñing moom gis ni war nañoo mën a retrouver wu ci li am solo loo xamante ni moom moo soxal réew mi ba mu jur dara Cheikh Hassana Fall Jafara Ba. dialogue politique bu ñàkk organisation te yàq deru démocratie sunu réew loolu la ñaari analyste politique yi gis ne moom moo tàmbali démb ci diggante ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ak yeneen parti politique yu nekk ci sunu réew. wax dëgg neex yàlla liñ ci jot a gis daal doyul xel ndax dafa mel ni mbir yi nañ ko waroon waajale wuñu ko dialogue bi ñëpp xam nañu ne lu am solo la lu am maanaa la ci ngir indi jàmm réew ci wàllu langue politique bi. ci li nga xam ne moom la Sénégalais yi di xaar ci ñi nga xam ne ñoo seq politique waaye nag li nga xam ne gis nañ ko démb dafa mel ni pëccoxoo
mooy li ma gis démb ay mag yu xiiroo mel ni ñu bëgg a xeex loolu suñ doom yi buñ ko gisee ci télévision bi ëllëg lu ñuy wax loolu dañ ko war a éviter. Momar Seyni Ndiaye gis ne bi la dialogue dafa soxla modérateur. dama dem sax bay yaakaar ne mbir yi comme tem na ba toll foofu war nañu mën a seet koo xam ne kii donte cabinet la bu dul wala koo xam ne kii nit ku xarañ la ci wàllu ni ñuy waxtaanee ni ñuy organiser waxtaan mu jàppale leen fexe ba nga xam ne waxtaan bi dina tëru ci yoon teg ay këyit yu leer dégg nga ak tëralin bu leer ba nga xam ne bu ñu jógee ci waxtaan wi dinañ xam lan lañ fa jëlee. journaliste bi moom di Abdou Gningue di joxe ay tegtal. bu ko sañoon daal ñëpp dem ci table mais ku nekk na nga wax li nga xam ne lii laa bëgg léegi nag bu bés ba ku nekk nga évaluer nga seet ndax li nga wax jël nañ ci dara wala parce que loolu mooy consensus loolu mooy waxtaan du nag man lii laay def wala lii wala man balaa non nañ nit ñi waxtaan ci seen biir. Sénégal démocratie majeure la réewu Afrique bu am ñaari alternance yoo xam ne problème amul. Sénégal ci démocratie majeure lañ bokk te loolu lañ ko respecté en tout cas respecté nañ ñu ci bitim réew. waxtaan gi tàmbali ci diggante ministre de l'intérieur ak parti politique yu nekk ci sunub réew tàmbali na ak ay jafe-jafe li ko andi di ministre bi bëggoon xaaj parti politique yu fa nekkoon ci ñetti pàcc te ci fàttaliku ko tamit am na yeneen parti politique yu nekk ci opposition bi ñoom ñu lànk ne duñu wuyu ji bile appel. ñi moom mer ba futu lañ def waxtaanuñu ña nga jatu di xaar ne nañ arbitrage bu président commerçant ya nekkee ca marché central bu Tëngéej ci yeesal ga ñu yeesal marché ba ña nga cay coow ak seen i kilifa ba jël dogal dootuñu fay taxe Ousseynou Thiam. ci assemblée générale bu ñu amal démb nag ñii di commerçant yi Tëngéej di wéy ba léegi di bañ lii di projet bi yeesalaat lii di marché central bi ñoom nag dañu jàpp ne amul benn waxtaan rek boo xam ne bii jiitu na boobu le projet autorités municipales yi nar ko amal. li nga xam ni nag maire Albert Ndoye bëgg koo jël def ko ci biir marché bi ñun ànduñu ci tey ànduñu ci suba nit booy def dara da nga toogee ci ay nit waxtaan wala nga diisoog ñoom depuis bi ñu commencé ba léegi benn yoon def na ni wala ñaari yoon la toog ak ñun ñu waxtaan ñun nag tey ak suba gannaaw suba li ngeen lancé ni nee ni du leen fay juuti ànd nañ ci du leen fay juuti du leen fay patente mais lépp loo xam ne day ànd ak légalité parce que su fekkee ni nit da lay def ak moom du loo toog ak yow du waxtaan ak yow du def ak yow day jël initiative boppam yow tamit sal nga jël si initiative bopp. mu doon ay commerçant yu mere lool ñi di autorité municipale yi ne nag danañu woyal lii di combat bi. département Rufisque commerçant yi sonn nañu dañuy daw sooba ngoon jot ut benn oto bu leen di dàqa ñii dem nañu libi fu nekk dem nañu fa nun nag fi mu nekk dañu takk suñu fit jàkkaarloo Albert Ndoye ah li mu bëgg corridor bi day génn sa biti parce que man tey ji gis nga dama def rouge laa def du ma si bañ na nga yendoo du ma si bañ na nga fanaane te jeunesse baa ngi suñu ginnaaw fi mu nekk ni nag bii mooy premier pas bi muy on président de la république parce que fii bañu ko defar bañu ko defar mais mën nañu toj suñuy qualité juróom benn fukki qualité ndax ñaata ñu toj ko kenn tegul foofu ñooñu dem nañu semence nga ne waa da ngay dajji mbaal tëgg ya ñooñu dem nañu semence léegi nag nga nag bâtiment bu mag bii nekk semence moom nga bëgg a tojaat pour def ko nag corridor ay 3 étages sax 5e étage loolu du pour marché. jamono ji nag ñoom nee nañ fas yéene wu ñoo fay benn taxe di ñaan nag kii di njiiti réew mi mu yëy yàbbi ci mbir mu ni mel. ñi ci foraayu Dakar ñoom it ñu ngi ci ay coow ba sax kuréel ga fa nekkoon na préfet bu Pikine nee na nañu taxawal kon beneen bureau bu bees bureau ba jiitu woon nag ni loolee du caam ñoom it bokk na ci la waral coow li taxe 20 000 boo xamante ni dañ koy fayloo camion yi leeral yi Salissa Wasmali Diop. kuréel gi ñuy woowee comité de gestion di maanaam ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a gàddu doxalinu fora bu jàmm gën bile ñoom day daa mel ne dañoo cosaaroo ci seen biir. lii mu ngi am ci ba ñuy waajal wote yile ci seen biir wote bureau bi ndaxte ñenn ñi dañ ne ñeneen ña dañuy fayeeku nit ñi loo xamante ni du yoon. préfet bu nekk Pikine dafa jël décision pour ñu dem voter vote bi nag wax dëgg yàlla gënaluñu bu ñu sañoon duñ fi dem ndax vote bi day yokk histoire suñu diggante mais duñu defar. boo gisee kenn ku nekk di xëccoo ci comité de gestion bi. ndax bëgg boo falo rek nga lekk xaalis bi. d'accord nañu commission mun na am mais d'accorduñu 2000 francs bii di continuer. ñi ñu joxoñ baaraamu tuuma ñoom nee ñu duñu puus li nga xamante ni mooy l'impôt bi di ñeenti téeméer yi ñu teg ci woto wu nekk xalaatuñ koo teggi. préfet lii mu wax comme mooy autorité mooy administration territoriale lu mu wax loolu si la ñu war a sukkandiku
mais su dee nit wax na leen na ngeen dem assemblée générale yow su dee wóolu nga sa bopp loo si tiit dañuy dem assemblée générale purement et simplement. ñun waruñ dem ak moom élection ndax li tax waruñ dem constitution Sénégal da ne sénégalais buy falu Sénégal da ngay juddoo Sénégal. 2000 francs yi mënul deñ li tax mënul deñ daral bi moom fii la ko fekk ñun janvier bii di ñëw moo ñu am fi 40 ans fii la fekk daral bi kees bi fii la ko fekk kees bi mooy yore buntu daral bi mooy fay magu daral bi mooy fay lépp. benn foraay di bërëb bu ñuy jaayee nag yile ñaari groupe lañ fa seetlu bureau bi nga xamante ni dañ ko waroon waxtaanee ba juboo samp ko day du lu mën a nekk foofa préfet bu Pikine moom nee na gaañu amal assemblée générale di ndaje mu yaa jaaree fa fal ñi leen neex ñu jiite leen. 2018 la ñu war a génn ci circulation bi mu di kon car rapide yi ministre bi ñu dénk wàllu infrastructure moo ko xamle chauffeur yi nag rawatina ñooy yëngu ca yooyee xeeti woto jàpp ni déclaration bu ni mel teel na ndax dafa am lu ko war a jiitu bokk ci kon yeesalaat goo xamante ni war nañ ko yeesalaat parc bi waaye it mesure d'accompagnement yi ñu doon xaar ñu ni ca loolee gisuñu ko Habib Faye moo leen seeti. ñu fas yéene yeesalaat parc automobile yi car rapide yi jëlee leen fii ci ñun réew moyen de transport yooyee sax doon ci ñenn ñi patrimoine national gu ñu war a aar. loolu bu ñu ko fi jëlee du baax ndax day dimbali néew doole yu bëri car rapide day dafa yàlla te yàlla tax. moom bu fi jeexee si Ndakaaru damay bett wax dëgg yàlla parce que gouvernement bi yi fi jaar bëggoon ko fi jëlee bari na te mun amuñu moyen de ñun ay taawanu xuslumaan la ñu yor. moom patrimoine national la ci man. mais tataay xoolal lii day oto da ngay indi lu dëgër lu baax. dina doy waar trop dina parce que car rapide yi am nañ fi njëriñ lool dañuy dimbali doomu adama yi boo amee fukk dem boo amul sax paas da ngay dem. loolu signé moom dama ko signé da leen di bàyyi ñu xam nga ñu dàq seen war c'est quoi parce que boo xoolee ñoom seen liggéey des fois xam nga du ñu 6 heures yenn 6 heures yi du ñu 6 heures alkaati bi da leen di jàpp. xalaat yi wute lool ñenn ñi gis ni des na ko yeesalaat. ñu changé leen fii loolu lu baax la mais bala ñu leen di changé nañ wut yeneen oto ba pare. mais itam seen dawal setul ba pare ay gune yu ndaw ñoo ko yor gisatoo daanaka mag mu yor car rapide ay xale ñoo ko yor affaire yooyu noonu jàppal bàyyi. waaye chauffeur yi li ñuy bëgg moo di ku leen jàppale ci bile mbir. man daal bëgg naa ba lu ñu fi jëlee kenn ñu am lu ñu teg ci loxol population ndax ñëpp a xam ne Sénégal dañoo am problème mu transport kon bala ñu fiy jëlee car rapide nañ ñu wutal ay car yoo xam ne ñooy def transport bi loolu lan laa si gis mais car rapide ñëpp a xam ne yàgg na amatul sécurité amatul dara. bu ñu changé car rapide yi mais bu ñu indee lu bees tamit nga jàppale population bi rek bañ a arrêté benn heure bi car rapide moom baax na si dëkk bi. atum 2018 car rapide yi daanu leen jëlee ci biir circulation bi bu ñu sukkandiku ci jëwriñ gu ñu dénk wàllum xarala yi fii ci mim réew li ni mel dalul benn yoon xelu chauffeur si. président Macky Sall ca Tivaouane lépp ci waajtaay gàmmu gi moom njiitu réew mi kon ma nga cak ngan foofee sànq nag la fa daal di àgg dinañu ci dellu si ak Cheikh Anta Diop ma nga xamante ni ma nga ñuy toppal yëf yi ca Tivaouane Kaffrine la ñuy daal di wutali ak ci wàllu ko wér-gu-yaram ñu gis ni am na ponk yoo xamante ni dañu caa desoon ginnaaw États-Unis nag bokk ci loo xamante ni jàppale na leen ci ak centre néonatologie ngir l'hôpital régional ba Ibrahima Diamé moo ci indi ay leeral. donte nag nguur gaa ngi def fay jéego ci wàllu politique sanitaire maanaam wér-gu-yaram ba tey ci diwaanu Kaffrine des na lu bëri rawatina ci wàllu infrastructure sanitaire yu am équipement yu doy ak personnel bu mot sëkk. wax naa ko fi léegi Kaffrine da di région bu bees amul ay infrastructure yu bëri amul ay personnel yu bëri équipement technique plateau yi ici dafa néew si loolu ñu xam ne suy centre de reproduction priorité la ñun ñun kat dañu identifier ay activités yoo xam ne mën ak USAID mën nañu jàppale. programme bi nag ñu ngi koy duppee jiitu ji maanaam mécanisme de financement direct la bu nga xam ne tax na tey jile ñu mën a ubbiwaat centre néonatal bu hôpital bu Kaffrine docteur Toulini bu Mishingi moom mooy ambassadeur Amérique fii ci Sénégal. ici avec un coût de presque 13 millions. jàppale na leen ñu yeesalaat bërëb bi nga xam ne foofu la ñuy fajee tout tànk yi lu tolloog fukki millions ak ñett teewut des na daanaka njëlbeen la. comme je l'ai dit ça c'est seulement une contribution. bu weesoo nag jumtukaay boobule coopération bi diggante Amérique ak Sénégal tax na tamit lu
bëri def nañ ko ci biir hôpital bi la ci diwaanu Kaffrine. depuis ñaari at ñu ngi koy doxal te loolu tey te fexe na ba vraiment en matière d'indicateur centre de la reproduction loolu yokkoo na si Kaffrine lu ñuy def rek mooy jaajëfal USAID bi nga xam ne moo ñu jàppale ba projet bi vraiment egg fi tey fi xayma at bu nekk lu mu néew dinañ dépenser 120 millions si ñaari at yi dem nañu ba 240 millions loolu vraiment lu rëy la si Kaffrine. programme américain bi nag financé wul rek wàllu wér-gu-yaram waaye tamit lu jëm ci wàllu njàng mi ak mbéy mi foofu la itam dugal na ci loxoom. bis bi ñu jagleeloon kon wàllu pupille de la nation doon ci waxtaan ci seen i mbir office national des pupilles de la nation ñoom nag nee nañ li ñu bëgg rek mooy gën a taxawu xale yooyu ci li nga xamante ni nag wàllug njàng mi jamono ji moom la ñu ci def priorité docteur Mamadou Saliou Diallo am kon information yi mu ci dénk Fati Dieng. soo bëggee jàppale nit aussi te xamoo lan mooy problème souvent day causer problème donc ñun dañuy déplacé wu ci famille yi dem Ziguinchor dans la banlieue de Dakar dem ba Matam Thiès Saint-Louis xool daal xale yi seen condition de vie suñ ko xoolee ba pare ñu ñëw toog seet qu'est-ce que nan la ñu war a def pour améliorer seen condition de vie parce que ñun liñ ci importe yëpp dañ koy wax parents yi également dañ leen di wax ne ñun xale yi jàng moo ñu intéresse parce que nit aussi su jàngul fu nga dimbale ko day jafe. di leen mën aussi defal toppatoo ba ñu am hébergement parce que ñu bëri si ñoom dëkkuñu Dakar ñii Ziguinchor lañ dëkk ñii comme je vous dis dans d'autres régions donc suñu ñëwee fii dañuy am surtout problème hébergement kon loolu nag suñu fekkee am nañ ay moyens pour jël leen en charge je crois que dina yombal liggéey bi. nit su perte su ñàkkee yaayam wala mu ñàkk papaam kooku day am problème tuuti donc laaj na nga jàppale ko donc ñun nag dañuy taxawaay bi ñuy taxaw mooy taxawaay waajur la ñuy taxaw jàppale xale yi de telle sorte que ñoom problème yi ñu am yëpp ñu taxaw ci. ubbiteg tey foire du livre ci ngoonu ko tey kon la ñu ko jàppoon ñu daal di ci taxaw nag xool ci wàllu édition ci boppam fan la ci Sénégal toll ci wàllu ko mool téere yooyu bari na jafe-jafe yoo xamante ni gaañ ñi ngi ko ci dundu mu jëm ci sax yeesalaat secteur bi loolee la ñu gis waaye it ay critiques littéraires yitte woon nañu ko loolu Fatou Kiné Dem. mënee su la wax téere te tudduñu ña koy mool liggéey boobee nag di lu am solo ab ubbeeku am ci ba tax na itam sëmbaxloo ne ci biir ñoom acteurs yi nag ne jot na ñu segg. ràññee ñuy nekk di génne livre yi ku nekk su jógee rek sol mbubu ne man mii damay génne ay livre damay publier ay livre souvent soo xoolee ci ñu bëri ñuy publier seen maison d'édition xëy na seen bopp rek la ñuy génne ne loolu nekkul li nga xam ne day tax secteur bi gën a am doole defe naa laaj ñu toog ci jamono yi càmbar secteur bi xool ñan ñoo ci nekk kan moo war a mun a def livre kan moo war a mënoo génne livre. bu weesoo nag liggéey boobu itam ñu ne lii ñu naan critique littéraire dañu koo war a nangu ndax nit ku ne la muy def léeg-léeg mu am ay rëkk-rëkk. am loo xam ne war nañ ko wasaare am na loo xam ne war nañ ko wasaare mais loolee dafa am ñoo xam ñu xarañ ñu koy xool éditeur bu nekk war na am comité de lecture yoo xam ne ay professeur la am ay critique am ay ñeneen. mais wàllu ci critique bi nag maanaam wàllu critique mooy lan mooy da nga bind sa livre ba pare am keneen koo xam ne dafa xarañ dafa màcc ci mbir moomu mu jàng ko ne lii de baax na lii nga tabax li baax na wala lii nga tabax baaxul mais loolu su ko amul ku nekk di tabax rek fondement yi du baax dañuy daan. fii ci Sénégal nag at mu ne ay téeméeri téere mënees na ko nag génnee waaye dafa laaj nag ak gunge ci wàllu woowee. il faut que nit ñi xam ne kii di bind il faut que ñu dooleel ko soo ñëwee ci présentation ouvrage yi warul nekk rek ci diggante ay mbokk ak mbokk mais képp koo dëgg ne livre bi dañ koy présenté war nga ñëw seeti di livre boobu lan lañ ci wax ak lan lañ ci parce que loolu da lay tax ba yow nga gën a mun a xam àddina ba nga gën a mun a tàgg sa yaram ci mbiru xam-xam. yaakaar nag am ne bis dana mës a ñëw lii di édition. yëkkati ko ca kaw fii ci Sénégal door na sax ndax nguur gi koppar yi nga xamante ne nii moom la jagleel édition yokk nañu ko bu ko weesoo itam mbébét na rek samp ay bibliothèque benn bibliothèque nationale ak it yeneen i bibliothèque ci diiwaan yi ci Sénégal. gërëm ko bu baax Fatou Kiné Dem jaajëfal leen yéen ñi doon teewlu 19h30 bi 20h Cheikh Tidiane Diawo dana ñëw yaatal xibaar yi bu boobaa ci kàllaama nasaraan